ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ni yéen ay abonné chaîne bi di Xalaat TV ñu ngi leen di dalalaat ci vidéo bu bees bi tey dañuy wax ci li nga xam ni mooy l'évolution de la franc-maçonnerie au Sénégal depuis quelques at li nga xam ni mooy mouvement satanique yi maanaam mouvement wu franc-maçon yi ñi ngi Sénégal fees fi dell di am benn influence bu ngande bi ñuy def ci li nga xam ni moom la ñuy jiitee suñu réew yi te dafa gën a yaatu depuis 2012 yàgg nañ fi mais duñu gën a am doole gën a am benn influence bu ñuy def fi nga xam ni mooy Sénégal tey réussir nañ ba convaincre ñi nga xam ne mooy ay politiciens ay artistes ak ay personnalités ay nit yu ñu ràññee ba ñëpp xam que ni ñi ay franc-maçon lañ seytaane la ñuy liggéeyal fii ci Sénégal. dañuy faral tamit di dégg ay nit ñaan franc-maçon yi soxlawuñ sénégalais soxlawuñ artistes yi soxlawuñ suñu politiciens yi pour ñi koy wax loolu noonu du loo xamante ne ni lu dëggu la franc-maçonnerie dafa bokk ci ay tradition yoo xamante ne ni jamono yooyu ñi ciy bokk foog ñu am benn màkkaama maanaam il faut qu'il y ait une certaine notoriété pour ñu mën initier leen bi ñu demee vers les années 1916 avec la création du nouvel ordre mondial bi ma leen doon expliquer la fois dernière ku ci nekk mën nga nekk franc-maçon ci noonu la ci yenn politiciens yi gën a fësee di imposer yenn loi ci dëkk yi nga xam ne fa lañ nekk ak artistes yi ci lañ commencé woon intégré pour mën a ñoom di transmettre message yu seytaane yi ci seen i biir son ak personnes yi nga xam ne ñoom dañu siiw mbooloo topp na leen pour ñu am benn influence bu ñuy def ci ñoom ba yóbbu leen ci li nga xam ne nii mooy yoon bu bon bi vers les années 2000 nag citoyen bu ci nekk moo xam foo nekk ci àdduna moo xam muy Sénégal dans les pays africains les zones les plus reculées mun nga nekk franc-maçon li tubaab naan citoyen lambda parce que ñoom tey seen objectif mooy élargir parce que ñoom dañu bëgg imposer wu en tant que religion tey ku bëgg imposer wu en tant que religion doo am benn stigmatisation booy def naan ñii laa jël politique boobu noonu bi nit ñi di wax naan franc-maçon yu soxlawuñ diw loolu seen croyance démodée boo xamante ni ça n'existe plus tey ñoom seen objectif mooy imposer wu ci dëkk yëpp comme boo jëlee Sénégal dañ fi bëgg imposer wu comme religion maanaam ni fi tarixa yi nekkee ni fi mouridisme nekkee tijanisme tarixa xaadir ni ñu fi nekkee imposer wu ñoom tamit dañu bëgg imposer wu comme tarixa comme religion imposer wu fii nii ci dëkk bi ba am fi doole donc ñoom ñëpp ñoo leen intéressé fi ñu toll nii yéen ñi may déglu ku ci nekk jàppandi franc-maçon yi intéressé wu nañ ci yow parce que tey seen objectif li tubaab naan élargir leur base maanaam yaatal seen communauté ba mu gën a yaatu xëcc ñëpp ñoom leen rek lañ lay demander mooy nga engagé wu ci benn cause par exemple bu dee jigéen ñi la booy engagé wu dans le féminisme les mouvements féministes ils t'appuient parce que tu défends une cause les défenseurs des droits de l'homme nga ne man damay défendre les droits de l'homme tu peux intégrer parce que ñoom une partie de leur objectif di nga mën a atteindre ci yow domaine bi nga xam ne fa ngay yëngu en plus dañuy xamal nit ñi que ni franc-maçon du loo xamante ni lu bees la Sénégal yàgg na fi avant même les indépendances am na ay franc-maçon yoo xam ne c'est des Sénégalais fii lañ juddoo ki ñu ci gën a xam mooy Blaise Diagne mën nañ ko tuddee comme les précurseurs de la franc-maçonnerie au Sénégal maanaam ñi nga xam ni bokk nañ ci li may doole li nga xam ne mooy franc-maçonnerie fii nga xam ne mooy Sénégal boo xoolee bi mu génne woon àdduna en 1934 ñu ci bëri dañ ne woon duñ ko suul fi nga xam ne mooy cimetière yu Dakar yi tey boo xoolee franc-maçon yi dañu intéressé wu ci Sénégal dëgg la dëkk bu tuuti la waaye dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am dayo gu yaatu dëkk bu ndaw la ci jëmm mais du dëkk bu ndaw ci ni ko àdduna di gisee tey c'est pas pour rien suñu borom wàccee fi mag yu baax yi Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Malick Seydina Limamou Laye Cheikh Abdou Khadir Djeylani El Hadji Ibrahima Niass c'est pas pour rien Sénégal du dëkk bu ndaw dafa am influence bu ñuy def ci àdduna ak fi nga xam ne nii mooy Afrique looloo tax ñu organiser li nga xamante ni mooy les 26e REFRAM maanaam les rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches dañ ko organiser fi nga xam ne mooy Dakar te ndaje bi mi ngi war a am du vendredi 2 au samedi 3 février 2018 fi nga xam ne mooy centre conférence bu King Fahd Palace ndaje boobu nag ki ko autorisé mooy Macky Sall luy xew ci réew neex na borom réew mi maanaam ñooñu bu ñu demee ba am makaama di organiser rencontre franc-maçon yi fii ci Dakar fii ci Sénégal ku ko autorisé mooy Macky Sall bi nga xam ni appartenance am li nga xam ne mooy les sectes maçonniques kenn mënatu ko contester ñi ngi préparé ñi ngi ci liggéey ci vidéo bu yaatu boo xamante ne nii day wax ci kaawu Macky Sall naka la intégré franc-maçon yi kañ la ci intégré lan muy objectif am biir Sénégal lan la bëgg ci religion yi nga xam ne ñoo fi nekk di def semblant di dem di jullendoog nit ñi di faire semblant dafa gëm kilifa diine yi gëmu leen faale wu leen respecté wu leen il travaille pour les francs-maçons dina am vidéo bu yaatu boo xamante ni dinañ ko consacrer uniquement Macky Sall kañ la dugg dans la franc-maçonnerie lan mooy ay objectif am fii ci Sénégal nan lañ ko ngembee ba teg ko ci biir réew mi boobu ba léegi bi mu faloo mi ngi def lu neex li nga xam ne nii mooy les francs-maçons te mu rencontre boobu ñu organiser fii ci Dakar du vendredi 2 au samedi 3 février 2018 fële nga xam ne mooy King Fahd Palace thème bi mi ngi nekk francs-maçons et francs-maçons d'Afrique et de Madagascar quel modèle de développement économique et social pour le progrès de nos sociétés liberté éducation et gouvernance dañuy décortiquer rek ñetti termes yi maanaam ñetti terme thème bi nga xam ne moom la franc-maçon yi war a regrouper fii ci Dakar maanaam liberté éducation gouvernance ci travaux yooyu nga xam ne ñoom franc-maçon yi war a regrouper Dakar dañ ko fi war a def terme liberté li ko tënk mooy autoriser li nga xam ne mooy mariage homosexuel ak
li nga xam ne mooy avortement médicalisé ak leneen li nga xam ne day interdire jigéen ñi di marié wu avant 18 ans wax naa leen que ni franc-maçon yi seen objectif mooy réduire la population mondiale wàññi ko te loolu wax naa leen yan moyens yi ñu utiliser pour def loolu mais tamit yeneen moyens dafa bokk ci famille bañ a teel a am jëkkër bañ a teel a am doom léegi avortement médical yooyu yëpp boo xoolee liberté bi loolu lay undu boo xoolee bi ñu programmé rencontre boobu ci la homosexuel yi fii ci Sénégal lancé benn pétition ki ko lancé mooy Jean Karim Diouf c'est un homosexuel góor jigéen la boo xamante ni nii moom moo lancé pétition boobu noonu pour ñu légaliser mariage homosexuel boo xoolee dafa coïncider ak rencontre boobu noonu dañu bàyyi ba rencontre bi ñu lancé ko parce que c'est le même secte c'est le même mouvement ñoo bokk même xeex yi ñuy xeex donc liberté boobu loolu noonu lay undu te loolu lu bees la fii Sénégal ay at ci ginnaaw góor jigéen ñemewul jug naan nañu signé benn pétition pour ñu may la ñuy sëy fii Sénégal mi ngi commencé ci nguuru Macky Sall góor jigéen yi am fitu fii ci réewum Sénégal réewu diine xam ni ay jullit ñoo fi nekk ak ay chrétiens ñu ne dañ fiy légaliser mariage homosexuel ci dëkk boo xam ne ay nit yu ngëm ñoo ko composé. beneen terme bi tamit di éducation bi mooy mettre en place ay programme d'études yoo xamante ni dañ koy intégrer ci école ak université yi pour élèves ak étudiants yi ñu jàngal leen valeur franc-maçonnerie parce que tey les francs-maçons ñoom dañ ne Afrique rawatina fii ci Sénégal ñu leen di ñii di gisee bët bi leen di xoolee du leen may ñoom ñu mën a atteindre li nga xam ne mooy seen objectif moo tax tey seen objectif mooy changer seeni programme ñu intégrer ko ci école ak université yi pour jeunes yi am beneen gis-gis bu ñuy gisee franc-maçonnerie comme quoi que ni benn mouvement bu noble la boo xamante ni nii ñoom mën nañ ci intégrer booy xool dal lay may nga dugg ci sans pour autant que sax nga fësal ko maanaam mën nga ci dugg bañ a wax ni yow ci nga bokk mën nga ci dugg di dem jàkk di julli di dem église ba pare engagé wu ci benn combat boo xamante ni moom nga gën a gis sa bopp ci loolu jeunes yi ñoom dañuy jàpp ni franc-maçonnerie cause bu baax la parce que loolu lépp buñ leen ko expliquer wan leen ay valeurs franc-maçonnerie ñoom dañuy jàpp ni loolu lu baax la alors que du yoon bu baax yoon la boo xam ne daf lay mëne fi nga xamante ni nii mooy mbugal fële nga xam ne mooy yowmal xeex parce que franc-maçon yi seen programme tënkuwul ci benn gëm-gëmu diine maanaam franc-maçon yi programme yi teg yëpp dara du ci diine parce que ñoom seen objectif mooy diine nañ ko tegee ne le seen objectif mooy xeex diine parce que jàpp nañu diine mooy lenn li nga xamante ni mun na leen xañ li nga xamante ni ñoom moom la ñu bëgg ci àdduna ñu ñëwaat ci terme gouvernance bi li muy signifier mooy dëkk yi nga xam ni franc-maçon yi ñoo ko jiite di adopter ay lois yoo xamante ni ñoom day correspondre par rapport ak ñoom li ñu bëgg boo xoolee exemple apologie du terrorisme bi nga xam ni France moo ko lancé Sénégal moom it ñëw adopté ko parce que Sénégal instant yi fi ñu toll lépp lu France def ci adhéré booy xool gouvernance boobu apologie du terrorisme bi ci la bokk maanaam imaam yi duñu xutba yoo xamante ni day xeex loi yi nga xam ni seytaane yoo ko fi teg di inciter tamit ñi nga xam ni ñooy aji ngëm yi ñuy topp ndigalu alxuraan bi li nga xam ne nii mooy bible bi donc gouvernance boobu noonu mooy mettre en place des dispositions des lois yoo xamante ni nii day noot diine dooleel li nga xam ne mooy la franc-maçonnerie ci dëkk yi nga xam ne moom la ñuy visé Sénégal ak yeneen dëkk africains yi donc tey rencontre bi nga xam ne war na am fii ci Sénégal fële ci King Fahd Palace benn étape la buy may franc-maçon yi ñu réaliser seen projet yi ñu am fii Sénégal te li ci gën a yéeme mooy amul benn télévision sénégalaise boo xamante ni wax na ci wala ay mouvement yi nga xam ne ñoom nee nañ diine la ñuy xeexal fii ci Sénégal ba léegi kenn wax ko mu nekk loo xam ne c'est dangereux pour un pays boo xamante ni ñi ci nekk ñëpp dañu gëm dañu tënku ci diine rencontre bi tamit dafa nekk benn occasion ñu initier ay jeunes sénégalais yu bëri maanaam xëcc jeunes sénégalais yu bëri ci rencontre bi mais loolu c'est secret maanaam fi leen di initier ak yooyu nit du ko fekkee nit du ko xam mais occasion la ci rencontre bi ay jeunes yu bëri dinañ initier adhérer ci li nga xam ne nii mooy les sectes maçonniques boo xoolee instant bi ñu commencé nañ di envoyer ay messages par WhatsApp am na jeunes yu bëri jot nañ ay messages sur WhatsApp pour ñu mën a intégrer li nga xam ni mooy les loges maçonniques dañ lay wax naan la da ngay taal bougie maanaam da ngay taal li nga xam ne nii mooy sondel boo xoolee am na benn artiste bu ñu defoon vidéo ci moom am na benn clipam sax mi ngi def mandarga yu mel ne maanaam di taal ay sondel ak yooyu donc ci message bi ñu lay envoyé dañ lay wax naa nga na nga taal sondel am yenn parfum yoo xam ne ñoom ñoo la koy recommander nga utiliser ko sol benn yëri bu xonk ba pare def ñaari triangle yoo xam ne nii dañuy lëkkaloo triangle ñëpp xam ne nii c'est un symbole maçonnique maanaam da nga koy def maanaam taal sondel utiliser parfum yi nga xam ne ñoom ñoo la koy recommander sol mbubu bu rouge pour xamal ñi nga xam ne jot nañu jot message boobu noonu loolu du li nga xam ne mooy initiation en tant que tel loolu noonu day wëlbati seen xel maanaam buñ ko xasee ba def seytaane da leen di dugg bu leen duggee wëlbati seen xel détourner leen boo ko defee da ngay perdre la raison maanaam seytaane moo lay moom après loolu ñoom ñoo lay diriger loolu mooy benn étape bi nga xam ne moo lay permettre nga passer beneen étape mooy initiation bi donc ñu jot message yëpp nañ ci def attention nañu bloquer numéro yi nga xam ne ñoo leen di envoyer loolu bloquer leen te bañ a dugg ci yooyu noonu bañ ko def donc alerte la pour jeunes yi nga xam ne ñooy seetaan vidéo bi ak képp koo xam ne yaa ngi koy seetaan nañ ko passer tasaare ko pour ñëpp xam loolu noonu ces messages là bu ko kenn essayer def boo ko defee tu vas plus être toi-même parce que dañ lay posséder ba yow seytaane moo lay moom moo lay dugg solo sa xel dootoo gëmati sa diine dootoo jaamooti yàlla benn étape la pour lay permettre nga def initiation bi
donc tey message bi nga xam ne moom la ñuy lancé jeunes yi mooy ñu gën a vigilant ñàkk wala bëgg alal bu mu tax nga caay sóoru li nga xam ne mooy seytaane mi ngi safara ba pare mission am ci kaw suuf mooy wut doomu aadama yoo xam ne nii bis buñ koy mbugal safara ñoom ñoo ko fay gunge ndax na suñuy maam Adama ak Awa ba ñu delloo leen fii ci àdduna ba tey ñun ñi nga xam ne ñooy seeni sët dañu war a xeex fii ci àdduna pour dem fi nga xamante ni nii mooy aljana kon buñ ko mayaat ndam ci suñu kaw maanaam mu noot suñu bakkan yi ba ñuy defloo wala di ñu duggal ci loo xamante ni ëllëg mbugal yomal xiyam la ñuy jural tey suñu gouvernement yi ñu jiitee franc-maçon yi dañuy liggéeyal parce que seen objectif mooy néewal doole seeni population appauvrir leen maanaam ñàkkuloo leen doole ñàkk ba ëllëg lépp lu ñëw ñu dugg si loolu lañ bëgg parce que waxoon naa leen que ni franc-maçon yi seen objectif mooy créer ay problème pour ñëw apporter des solutions tey suñu gouvernement yi nga xam ne dañu tënku ci ay loge maçonnique seen objectif mooy seeni population surtout Afrique ñu gën a ñàkk gën a néew doole ba ëllëg lépp lu ñëw yóbbaale leen tey dañuy ñàkkuloo askan wi ba ñun ñàkku ndóol du ñu am lu ñu lekk du ñu am lu ñu fajee seeni soxla ba ëllëg lépp loo xam ne day ñëw rek leen di yóbbaale dañuy jàpp ni lii mooy solution donc li ñuy wax rek mooy nit ñi dañu gën a gëm seen bopp xam que ni li nga xam ni moom lañ naan jugement dernier maanaam atte yooma xiyam am na àdduna dafa gàtt diggante bi ngay nekk xale doon mag di màggat benn diir bu gàtt la donc xaalis bi nga xamante ni moom ngay sacrifier sa àdduna ngir am ko boo deewee fi nga koy bàyyi yomal xiyam nag du jeex moo xam nga nekk àjjana wala safara donc diir bi nga fiy def dara bu mu la jaral nga jaay soo ruu li nga xam ni mooy seytaan yi nga alalu àdduna loo xamante ni ci benn diir bu gàtt nga ciy profité boo deewee dem ci li nga xamante ni mooy mbugalu yomal xiyam donc yàlla nañ ci yàlla musal ñu ngi leen di gërëm di leen santaat di leen joxaat rendez-vous beneen jour ak beneen numéro seen chaîne bi nga xam ni mooy Xalaat TV dina inciter aussi ngeen abonné di partager vidéo yi pour que mu gën a yaatu parce que tey il faut que ñu wax nit ñi ñu xam lan mooy les enjeux lan moo xew Sénégal réellement fan la réew mi nar a jëm fii quelques années na ci nit ñi yeewu bu baax xeex loolu noonu nañu tasaare li nga xamante ni mooy les vidéos ba ñëpp mën ci jot mën ci jëriñu ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox ci daje beneen yoon